asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax yéen mbokk yi di topp seen chaîne YouTube Dina 4 TV comme niñ ko baaxoo woon di defee sëñ Moustapha da daan ñëw di leen baaxe ci wàllum asraar ak tabihan yeeg yooyu tey nag ginnaaw jullik àjjuma gi nga xam ne dafa ñëwoon fii ci village bi ñu ko ciy gërëm ci déplacement bi waaye ak ci dagg gi ñuy dagg ci xam-xam ak ci daara yi nga xam ne mu ngi koy sanc ci àll bi foo xam ne daanaka diine ji xawoon na fa tumuranke lool ñu ngi la ciy sant sëñ bi di la ci gërëm bu baax a baax tey nag xam naa ni ngeen ko baaxee woon a defee mooy tabixa yeeg wàllum étoile yeeg yooyu tey comme borom xam-xam la dañoo ñëw ngir laaj ko ci mbirum actualité parce que am na xam-xamam may na ko kon sëñ Moustapha ginnaaw bi ñu la nuyoote di la dalal ñu di la laaj tey ci wàllum analyse politique maanaam ni dëkk bi doxee ak xam-xam bi nga xam ne suñ borom cërale na la ko maanaam lan nga ñu mën a daggi yokki ñu ko ci maanaam ci analyse bi nga xam ne boo ko doon def ci politique ak politiciens yi nga xam ne dañuy gis ñaare ñuy waxante lu ñaaw lépp ngir falu rek maanaam ak nan nga yaakaar ne lan lañ war a tànni njiit daal maanaam. waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Ibrahima ñu ngi delloo nuyu bu baax di la jaar di rafetlu bu baax seede yi nga def wax dëgg yàlla waaye nag yéen rek xëy na yéenay baax di ci jàpp ci liggéey bi ba muy jàppandi bu baax a baax. parce que ak man kese yaakaar naa liy jàppandi du bari parce que comme léegi rek laa fiy jaar. question bi nga posé nag xam naa dina jafe ma répondre ci. parce que ñaar daf ma ciy gàllankoor bu njëkk bi mooy li nga tudd boroom xam-xam man na ndongo laa buy jéem a góorgóorlu rek léeg-léeg ñaareel bi mooy analyse loolu comme réew mi ni mu tëddee nee nañ am nañu ko moom muy universitaires yi ak mooy ñi def science politique wala yu demee noonu donc dinañ leen bàyyee peut-être seen analyse politique ni ñu koy waxee donte loolu bokk na ci li ñu war a saafara ci média yu gi demee noonu parce que analyse suñ koy wax xëy na mooy nit bu jàng dara te am xel mu màcc te mën a xalaat te mën a wax lu jëriñ aw askan kooku foo ko fekk tudde ko analyse waaye nag comme bugguñ nga ci yokk analyse politique donc ñu yem ci ñu tudde ko ab analyse rek waaw li ci topp mooy politique ni muy doxee Sénégal man xam naa ne duma wax ne baaxut sañuma ko waaye pour ñu développer lu bari dinañ ko soppi suñu bëggee développer lu bari dinañ ko soppi lu tax mooy damay àbb benn wax bu maam Cheikh Rafal doon wax mooy yàlla du fay mukk wax bàyyi jëf te suñu système politique fii ci réew mi dañu gën a favoriser wax bàyyi jëf te loolu dafay feeñ ci seen campagne yi pour wax leen dañ favoriser wax bàyyi jëf damay tooñ léeg-léeg ñenn ñi ma ci xam ma ne leen man li ma jaaxal mooy depuis Senghor Abdou Diouf bu ñuy campagne dañuy wax ne bu ñëwee ci jigéen dañ naan dinañ leen defal financement dañuy wax jeunes yi ne dinañ leen defal financement te même gox yi même localité yi même nit ñi lañ koy wax depuis 1960 ba léegi donc damay poser benn question ne waaw dañ koy wax te defuñu ko wala dañ koy wax ba pare financement bi am mais nit ñi c'est-à-dire duñu ci réussir pour am ci seen développement wu bopp xëy na dégg nga bu baax li ma bëgg a wax parce que mënuma comprendre ci pouvoir bi fi nekk ñu ne 2012 moo ngi fi doon campagne bu ñëwee ci seen village dafa leen wax ne dinañ leen defaral seen poste de santé bi dinañ leen indil courant bi waaw yéen jeunes yi fi nekk donc dinañ leen jàppale ngeen am financement après ñu dem local yi ñu ñëwaat peut-être 2017 ñu répété la même chose 2019 ñu répété la même chose souvent damay poser question ndax ñoom ñu ngi xalaat ne waxoon nañ ndàngam daaw xaw ma ndax comprendre li ma bëgg a xam ne même village bi la ñuy ñëw wax leen ne dinañ leen defaral poste de santé dinañ leen indil courant dinañ jàppale jeunes yi ñu liggéey femmes yi dinañ leen financer ba récupérer seen carte d'identité yi même chose bi ñu leen waxoon daaw lañ leen di waxaat ren te niñ leen ko waxee woon 2019 wax leen ko ci élection locale yi jàll noonu lañ leen ko waxee waat ci législative yi donc loolu problème la boo xam ne politiciens yi ak société bi war nañu changer loolu bu ñu bëggee avancer mooy au lieu que ñuy discours di wax nit ñi rek mais ñu jéem a teg lu concret loo xamante ni maanaam dañ ko parce que man dama gëm ne nit ñi Sénégal ñëpp a yeewu tey village bi boo fi ñëwoon gis na poste de santé lañ soxla ak courant bi dugg ci biir dëkk bi nga taxaw ci ba loolu am
ba élection ñëwaatee soxlawul ngay campagne da ngay ñëw rek kii te li ngay jox ku ci nekk 2000 ku ci nekk 5000 wala demee loolu boo ko dajale woon loo ci dolli mën a def lu am importance loolu société bi yëpp mën a jëriñoo donc kon système bi ñuy politique buñ ko changé wut dëkk bi du développé te loolu xëy na ñu ëpp dañu topp Machiavel xëy na da ngeen koy yéen lire lu bari donc ñoom ni mu leen jàngale politique rek lañ koy defee man nag dama jàpp ne dañ waroon jël politique gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi moom ni mu doon doxee ci kanamu njaboot gi mooy lépp lu mu buggut du ko def digganteem ak ñi ne ci ginnaaw mooy ay saxaabaam ak yu demee noonu ba noppi tamit day nangoo lor boppam ngir saxaaba yi jariñu ba noppi dañ ko yónni ngir mu mottali jikko ju rafet jikko ju rafet wax lu dul dëgg bokk ci te fii Sénégal moom mel na ni ki dàq politique mooy ki dàq wax li dul dëgg jikko ju rafet war bokk ci te fii mel na ni Sénégal suñ ko mënee waxee noonu ñi ëpp ci ñiy politique war la jikko ju rafet maanaam ñu dénk lay milliards nga dëkk ay sato yaag say njaboot ngeen di jënd oto yu 100 millions 80 millions loolu wute nag jikko ju rafet léegi système boobu buñ ko changé wut moo tax population bi ñi ëpp ci ñoom dañuy dem ba politicien moo waroon doon ki gën a noble ci réew mi mais ci askan wi ñu ëpp boo leen waxee politicien dañ naan la nga baal ma ci baat bi ay nangamtaan lañ mooy du ay waxkat lu dul dëgg lañ te loolu warul woon a am parce que yonent bi moo gënoon a doon politicien mais kàddoom moo gënoon a dëgër ci ñi mu dundandool ñoom Ababacar noonu ñoom Omar ñoom Ousmane ñoom Ali donc war nañu roy système boobu te changer tuuti ñoom Machiavel wala yu demee noonu gis naa ne bu ñu defee loolu peut-être dinañu am avancement tuuti par rapport ak ressources naturelles yi ñu yàlla defal parce que man dama gëm parce que boo xoolee peut-être yéen mën naa am di ngeen ko lire ci si je me trompe 1978 am na benn nit bu ñuy wax Omar Dia je pense moo bindoon ci benn magazine bi ñuy tuddee Éthiopique Ousmane maanaam indiwaat na ko ci livre am bi mu bindoon Ousmane Sonko muy wax ne ci année 1978 moom kooku bindoon na ci benn magazine ni ma ko waxee doon wax ne Sénégal ci 1927 am na ay teen yu ñu doon gas Dakar pour ndox mais gisoon nañ fa lu ñu doon tuddee bitim dafa xaw a niru comme pétrole ci ni ñu ko waxee depuis loolu ñuy dem ba nga gis ñuy gas yeneen ay Diamniadio 1 Diamniadio 2 ba li ñu tàmbalee génne donc yooyu yëpp su jaaroon yoon jàpp naa ne dinañu am benn avancement bu baax a baax par rapport ak jeunesse bi ni ñu sonne du ñu dem ci gaal geeg yu demee noonu donc kon en résumé politiciens yi li ñu war a gën a def mooy jàng nan la ñuy yërëme seen askan pas naka la ñuy liggéeyee parce que ñoom ñëpp gëm naa ne xam nañ naka la ñuy liggéey mais naka la ñu war a yërëme seen askan loolu bokk na ci li ñu war a jàng waaw jërëjëf sëñ Moustapha leeral yi am na solo lool ñun ñii di la poser question yi sax jàng nañ ci analyse yu leer yi nga xam ne jot nga ko cee def waaye mu mel ni da nga am loo tudd ci sa analyse daf may permettre ma poser la beneen question maanaam ndax da nga wax mbirum détournement maanaam buñ ko mënee tudde noonu nga wax ci mbiru respecter say kàddu maanaam kon foofu it est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen a yëngatu ci mbirum alxuraan ji am xam-xam ci lasraar bi am xam-xam ci daara yeeg yooyu aussi est-ce que seen kàddu fi mu ne nii réew mi du ko soxla est-ce que jotut du ma ne ngeen dugg ci politique bi te politique bi sax da ngeen cee war a dugg parce que politique citoyen moo koy def nit ñi ñoo dem ba bëgg koo yàq bëgg koo féetale ñenn ñi waaye képp kuy citoyen rek sañ nga koo def kon est-ce que yéen jotut ngeen dugg ci leeral nit ñi lan mooy politique ak nan la ñuy politiquer ba nga xam ne ñooñu di jëfandikoo alalu askan wi wala ñooñu nga xam ne du ñu respecter seen kàddu ñu mën cee jàng wax xam nga lu am solo nga wax mais foofu dafa am ñaar yu ci am mooy da ngay poser question ñi ñuy tudde xëy na jàngale ko daare wala ustaad wala noonu nga ko waxee ñun ñi yëngu ci asraar est-ce que suñ kàddu crédible na ba léegi comme ni mu demee woon xëy na xam nga li comprendre nga bu baax li ma bëgg a wax deuxièmement mooy les politiques dañu am lu ñu réussir peut-être lu am solo donte baaxul ci société bi mooy dañu fexe ba dugal ci lu ëpp ci bopp société bi mooy sëriñ warul def politique moom dafa war a toog rek nga sàkku ñaan ñëw mu ñaanal la te loolu dañ ko xaw a réussir moo tax tey benn sëriñ bu jugee doon politicien dañ naan wàcc na àndam fekk xamuñ ne booba lay doogay dem toog ci àndam parce que politique mooy lan c'est comment gérer la cité bu fekkee xëy na moo bi noonu la
naka la ñuy def ba gérer dëkk bi mu dox waaw doxin bu normal te loolu sëriñ moo ci war a jiitu ñëpp parce que sëriñ dafa am responsabilité bu ngande mooy dafa toog ne nit ñi man de boo leen ma joxee seen bopp dinaa leen yóbbu ci yàlla nit bi pour mu dem ci yàlla faaw àddunaam dafay jag loolu yàlla daf ko xam moo tax bi mu ñuy wax ci alxuraan daf ñu wax ne wabtaqi fi ma ataka allahu daaral axira waaye nag wala tansa nasibaka mina dunya mooy na nga góorgóorlu ci sa àdduna waaye nag bul fàtte na nga góorgóorlu sa àllaaxira waaye nag bul fàtte cër bi nga am ci àdduna parce que xam na ne cër bi nga am ci àdduna boo ko réussirut mënuloo jag pour sa àdduna loolu moo tax benn imaam daan ma wax ne nit bu amul dépense mënul julli bu baax mu ne buy julli gee bu xamee ne suba du am dépense waaw ci fan lay jëlee dépense lay xalaat moo tax sëriñ bi moo waroon a jiitu ci ñiy campagne buñ ko tegoon ci yoon sëriñ bi moo waroon a jiitu ñiy jéem a dem assemblée sëriñ moo waroon a jiitu ci ñiy dem parce que sa taalibe moom la ñuy voté ay loi pour moom sa taalibe moo nekk commerçant bi sa taalibe moo nekk comment dirais-je encore nappkat bi nga xam ne nee nañ jaay nañ géej gi aw ma chiffre yu leer sa taalibe moom mooy menuisier bi nga xam ne nee na meuble yi ñuy meubler bureau yëpp bitim réew lañ koy jëlee donc pour loolu yow dañ ñaan dindiwu ko moo tax rahmatullahi alayhi sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nit boo xam ne dama ko fan tellement que mënu ma ko expliquer parce que dafa comprendre lan mooy sëriñ mooy sëriñ du toog rek pour ñaanal nit ñi mais da nga war a bokk ci développement wu dëkk bi donc moo tax bu dee kàddu bi nag moom dañ comme ni ma la wax politique yi dañu réussir ba jàpp ne yow booy wax ci politique sax da nga am intérêt. da nga am intérêt waaw da nga am intérêt léegi nag loolu moo tax yenn sëriñ yi dañ ragal toog donte am nañ xam-xam bari bu mën a développer am réew parce que man dama gëm ne alxuraan ku ci jaar développement day am. parce que développement pour mu am faaw jikko yi rafet te dama gëm ne alxuraan ku ci jaar jikko yi rafet man loolu mooy sama biñ ci àttewoo sax ci jamono yu njëkk ya ñun ñoo gouverner woon monde waaw comme niñ jaar diggante peut-être xaw ma Espagne ak yu demee noonu ñaata at ñu diriger ko noonu mais tamit ñenn ci ñun dañu xës a tilimal lenn ci suñu der mooy dafa am ñu bokk ci peut-être wàllu daara ji wala yu demee noonu mais dañuy def mbir yoo xam ne doo ko comprendre doo xam fu ñu ko jànge mooy xaalis day tax xëy na peut-être ñenn xaw a jaay seen ngor donc loolu tamit dafa tax xaw na jafe mais daal en résumé sëriñ yi dañu war a participer bu baax ci dëkk bi pas toog di ñaan wala joxe ndigal mais jug sax di campagne parce que voté loi yi ñuy voté pour seeni taalibe la loolu mooy dëgg. tubarkalla sëñ Moustapha ñu leen di fàttali ne yéen a ngi ci seen chaîne YouTube bi di tudd Dina 4 TV. ginnaaw ñaari question yooyu nga xam ne jot na cee def analyse yu am solo yooyu muy bi jëm ci wàllu politique waaye bi jëm ci mbirum borom alxuraan yi borom xam-xam yi. ñaar yooyu nag dañ ci dul mën a wax. ba génn ci te waxuñ ci maanaam communication maanaam ñi nga xam ne ñoo yore parole bi. bu ma nee ñi yor parole bi nag mooy ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi. ñi nga xam ne ñooy médias traditionnels yi ak ñi nga xam ne ñooy médias modernes yi. bu ñu ko mënee waxee noonu réseaux sociaux yeeg yooyu. kon est-ce que jotut ñu nit ñu xoolaat suñu crédibilité maanaam dayoo bi nga xam ne am nañ ko. ak valeur bi nga xam ne ñu ngi koy peser ci société bi nga xam ne. du ma ne dañ ñuy ger fi mu ne. waaye kenn duñu ko ñemee xalaat a def sax. est-ce que jotul ñun ñu xoolaat suñ crédibilité kon. waa xam nga journalisme dafa doon métier bi gën a noble ci métier yi. bi gënal yàlla tamit. ci métier yi su fekkente ne def nga ko ni nga ko war a defee. su fekkente ne def nga ko ni nga ko war a defee su fekkente ne def nga ko ni nga ko war a defee loolu ci am solo la. parce que. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci jamonoom fa am ay nit ñu mu doon jël. ñuy informer ñeneen ñi. di leen xamal liñ xamul. di leen moytuloo danger yi. ñuy xool di jàngat li xew ñu ciy joxe seen xalaat pour ñeneen ñu jot ci. loolu boo xoolee moo eggale l'islam fi mu egg. kon journaliste yi da ngay mën a wax ne métier boobu lañ yore. métier bu noble la métier journalisme. mais malheureusement. fii ci suñu réew Sénégal dafa mel ni crédibilité bi ñenn ñi amoon su ma ko mënee waxee noonu. dañ ko perte. souvent nag man damay seetaan débat ñu bari ci ñoom donte du ñëpp di kaas. ne léegi ku jug ne journaliste la ku jug joxe xibaar. wala léegi journaliste day wax ba pare nit ñi saaga ko. saaga d'accorduma ci. wala journaliste day wax ba pare ñu di ko xas. wala day wax ba pare nit ñi taxaw ne li nga wax du dëgg. donc lu tax.
lan moo waral lool parce que bul fàtte ne journaliste bi ay jamono ci ginnaaw sénégalais bu nekk à commençant par moi bala nga tëdd da ngay déglu xibaar yi boo yeewoo li ngay def man maa ngi fàttaliku bu baax su ma yeew daaju lu ëpp bu may toog di nafar sama alxuraanu karim damay toog di déglu xibaar luñ ma wax damay gëm ne dëgg la mais ngay dox avancer sa xel di màgg ngay am accès ci information yi fi ñu koy jëlee nga gis ne ñu ëpp information bi ni ñu koy traité dafay wute ak ni am laa da ngay tàmbalee am doute yow ci sa bopp doute boobu nag du yow yaa ko créé mais ñoom ñoo tax nga am ko parce que xibaar bi ñu lay jox ñenn nit ñoom léeg-léeg ñu jox la xibaar ba pare nga vérifier xibaar bi xam ne demwut dañ la ko joxe ki ko joxe nag yow mënoo vérifier ba xam journaliste wala du journaliste waaye daal ci média la nekk. waaw nga xam ne ñoom am na ci ñoo xam ne ni leen arrangé rek. lañ koy waxee léegi loolu moo tax boo xoolee doo mën a wax souvent ne journaliste bi en tant que tel dafa far mais ligne éditoriale bi da ngay wax ne ligne éditoriale bi dafa far. parce que am na ci média yi nekk fii ci suñu réew am na ci yoo xam ne bu ñu waxee ba pare soxlawut ngay poser question da ngay xam ne kii la ñuy défendre. am na média yoo xam ne suñu waxee pare da nga naan partisan wu opposant sàngam lañ. am na ñoo xam ne bu ñu waxee pare da nga naan partisan wu kii bi la ni nga koy wax sax pouvoir bi lañ. léegi nag dafa am benn nit bu nekk ci diggante bi mooy citoyen lambda bi. léegi moom xoolatul journaliste bi. li muy xool mooy média bi en tant que tel. xaw ma ndax dégg nga li ma bëgg a wax. moo tax nga gis journaliste dem ci manifestation ñu ne ko doo fi jël benn mot. moom sanctionné wuñ ko de parce que mën na am sax xamuñ ko. mais média bi lañ bëgg a sanctionné média bi bokk la ñuy sanctionné. waaw te média bi lu tax ñu koy sanctionné mooy ligne éditoriale bi lañ jàpp ne dafa far. liñ ko orienté xëy na dégg nga li ma bëgg a wax. ligne éditoriale bi lañ jàpp ne dafa far. donc loolu pour ñu delluwaat fi ñu nekkoon faw ñu xoolaat bu baax a baax ni ñuy doxee tey da ngay gis par exemple ñu ne kii chroniqueur la. chronique jàpp naa ne jànguma journaliste mais peut-être ni ma ko jàppee nit ñu yara ci daara. mooy mën naa am nit boo xam ne day jël dara di jàngat. xool li ci rafet. mu génn ko jox ko askan wi ñu mën ko jëriñoo mais ci yenn médias yi man doon naa wax surtout ci événement marche yi damay toog ba si kanam ma ne kii journaliste la wala xastekat la. da ciy faral di am. waaw parce que da ngay toog si mun naa ko tudd ci opposant bi ñuy wax Ousmane da ngay gis ku toog. nga xam ne day egg ba ci ay famem léegi yow da ngay poser question lii lan la jote ak journalisme nga xam ne kii dafa sentir ne dafa am benn règlement de compte bu muy régler ci micro bi mu yor. léegi kooku ay partisans buñ ko xamee ñoom dañuy wut ci jamono yi clic lañ nekk ñi créé seen YouTube am kii créé page Facebook am kii nekk ci TikTok am kii nekk ci WhatsApp am léegi yow nag après population boobu yëpp dañuy mujj retourner contre yow parce que dañuy jàpp ne yaa ngi xas benn leader boo xamante ne nii peut-être amul droit de réponse bi mu am joxuloo ko wala joxuloo ko ay njabootam parce que kii politique mën nga wax peut-être ci nuñ koy waxee sax ci programme am mën nga wax ci nangam mais vie privée am yoonu journaliste nekku ci parce que vie privée am dafa concerné baayam concerné yaayam concerné doomam te ñooñu ñëwuñ ci espace public bi donc boo duggee ci loolu da nga leen lor léegi moo tax boo xoolee ci wàllum journalisme fi mu ne nit ñi nekkatuñ ci débat wu xam-xam mais politicien sàngam violé na diw daa ngi dégg ñoo ngi koy wax bërki démb politicien sàngam def na nangam politicien sàngam def na nangam parce que ñoom journalistes yi ñenn nit ñoom ñu indi loolu ci débat public bi léegi camp bi nga xam ne dañ mel ne dañu xaw a far ci opposants yi ñoom tamit buñ gisee ku xaw a far ci beneen côté bi def dara rek dañ koy daal di gaaw indi te ñoom tamit dañu am lu ñuy tuddee solidarité de corps donc loolu tamit xaw na leen a xañ tuuti crédibilité donte jàpp ma ne man dama jàpp ne journalisme warul am solidarité de corps ci wàllu xibaar laa bëgg a wax quoi mooy su fekkente ne xibaar bi nga war a génne dafa dal sa mbokkum journaliste lu mu metti génne ko parce que bu daloon ci citoyen lambda bi da nga koy génne waaw xaw ma ne dégg nga bu baax li ma bëgg a wax dama koy wax ñu bëri man li ma jaaxal par exemple li ñuy tudd wàllum xëy na affaire yu jigéen ak détails yu demee noonu wala yenn scandale bu dalee ci kaw sëriñ wala bu dalee ci daara da ngay gis gars yi def nuñ koy wax sa xalaat ci antenne yi def ko ay débat daal di ñëw tey par exemple indi ay plateau spécial di ci wax daara dañ ko war a sàmmaat nangam te loolu ñu ciy wax yow di nga am information ne dal na seen mbokkum journaliste mais dañuy neutre kaaw benn journaliste boo xam ne retiré wu na ci kii bi
gis nga li ñu doon tudd ci njabootam donte loolu kenn waru ko woon indi ci place publique bi mais bi mu dalee ñeneen journaliste yëpp dañu jug ñu ci ëpp di ci wax daara yi dañ ko war a defaraat nangam revue de presse yi nga dégg ñoo xam ne dañuy dem ba ci digg ba di delluwaat ginnaaw naan ñun daara lañ yaroo nangam mais bi mu dalee seen mbokku journaliste dañ neutre léegi ki lay jox xibaar ba pare mel noonu yow dootoo ñeme xibaar bi mu lay jox waaw te nit ki faaw ma xam xibaar léegi loolu moo tax ñii joxe fake news dañuy am doole waaw parce que nit ki faaw mu am xibaar yow mi ko daan jox xibaar depuis baayam maamam moom léegi yow gëmatu la nga xam ne léegi jumtukaay yu yees yi waaw mooy ëpp li ñuy déglu léegi waaw te jumtukaay yees bi fake news da ci yomb parce que kenn du xool information ba xam wér na wala wérul benn waaye rek mooy jël live fam yor ay document am ne am naa information wax lu ko neex majorité population bi dañuy gëm loolu te loolu nag danger la ci population bi danger bu ngande parce que am na ñu bëri ñu wax ci États-Unis pour bañ a citer am na président yoo xam ne genre xeetu xibaar yu baaxul yooyu bokk na ci li leen perteloo seen nguur te loolu mën na taal am réew parce que nit ki day toog wax lu ko neex kenn contrôlé wu ko te loolu journaliste yi ñoom ñoo ñu fa yóbbu parce que ñoo dem ba am ay clan ci seen biir ba information yi nit ñu ko war a joxeetuñ ko léegi population bi nag tàmbalee wutal seen bopp information di ko joxeel seen bopp donc jàpp naa ne war nañu defaraat bu baax a baax ni ñuy doxale mbokk yi ñu leen di fàttali ne yéen ak ñuy topp seen YouTube Dina 4 TV tey ñu dalaloon sëñ Moustapha ginnaaw jullik àjjuma gi ni ñu leen ko waxee sànq ñu doon ko laaj ci maanaam doxalinu réew mi ak actualité mbirum wàllu politique bi buñ ko mënee tudde noonu waaye sëñ bi dañoo jot a wax ci maanaam analyse politique wax ci journaliste wax ci sëriñu daara ak jumtukaay yu yees yi nga xam ne tudd nañ ko sànq waaye ma jàpp ne loolu buñ ko waxee yëpp dafa am benn baat boo xam ne moo leen di tënk maanaam benn mbir menn mbir moomu moo di xam-xam maanaam tey boo gisee jeune bu jóg rek day dugg ci politique day dugg ci presse moderne bi di créer ay chaîne YouTube di créer ay page Facebook di dugal yooyu lan lañu war a mën a njëkke maanaam ci xam-xam dañoo war a njëkke ci jàngum xam-xam bala ñoo dugal loolu bala ñoo commencé ci presse bi ak bala ñoo def politique ak yooyu parce que léegi jeune bu ñëw day dugg ci politique maanaam lan nga ñu mën a wax ci xam-xam d'abord bala ñoo def politique waaw xam nga foofu dafa am lu am solo moo tax Sëñ Tuubaa yàlla nañu ko yàlla fayal amiin dafa wax lu am solo mooy yaa maxsara subaani ñu ne ko am daf nañu yéen ndaw ñu ne ko am mu ne in xiftum xajal soo leen ragalee gàcce ñu ne ko mu ne fa xaddimu ta'alluman ala amal soo leen ragalee gàcce ni ngeen jiital xam laata ngeen di jëf donc loolu résumé na loolu wér na li nga may laaj kon mu wan ne politique bi journaliste bi dafa war wut xam-xam laata muy génn bu ko deful rek maanaam gàcce dina ko dab ëllëg loolu noo koy xamee donc nag politique suñu réew dañu ëppal doole politicien bi ka ne borom xam-xam bi donte politicien mën na doon borom xam-xam loolu dëgg la mais tey da ngay nekkandoo nit université par exemple nga nekk ci wàllu économie di jàng moom mu nekk ci syndicaliste yi université seetlu nga baax li may wax mun na am sax cartouche na waaw mais ëllëg yow mooy doon sa ministre nga xam ne yaay boroom xam-xam bi daanaka buñ ko mënee tudde noonu yaay boroom xam-xam bi xam nga loolu mënuloo ko imaginer léegi yow kii yéen a doon jàngandoo yow ngay am ay notes yu baax moom mun naa mu topp syndicaliste yi université ba cartouche mais mu ngi woon ci benn carte politique benn parti politique jëndoon na carte membre léegi yow ëllëg mooy doon sa ministre yow mi nga xam da nga jàng économie bañ ne docteur nga ci wala professeur nga wala nangam donc loolu te nit bu nekk nag dafa bëgg confort loolu yàlla moo ko bindee doomi aadama léegi yow boo demee ba xam ne ndeke xam-xam bu bëri mayatu la nga occuper poste da ngay léegi rejoindre camp bële mooy da ngay tuutal xam-xam bi waaw da ngay tuutal xam-xam pour léegi nag am poste moo tax ni ñuy jëlee par exemple boo xoolee parcours man maa ngi doon xool université ñi fa génne dugg ci gouvernement temps Wàdd wala lu ko gën a sori ñi ëpp ñi dugg boo xoolee dañ jaar ci nekkoon ay ci amical yu étudiants yi doon yëngal sonaloon gouvernement bi après ñu fexe ba ñu rejoindre gouvernement bi nekk ay ministre après léegi ñi nga xam dañ continuer woon nag di jàng xam-xam bi dëgg après ñoom dañ leen a bàyyi fële léegi ñoom ñooy rangaat comme benn waaye lu mu doon wax mu ne dañ doon jàngandoo ñoo xam ne leer na ko ne xam-xam moom du ci moromam mais dafa doon fëgg benn bureau pour am lu mu doon lijjanti kooku la fa fekk mais li muy wax mooy kii lan lay apporter réew mi
mais connaissance moo ko fa dugal. moo tax politiciens yi dirigeants yi bokk nañ ci ñi yàq université donte loolu bokkul ci question bi. xam nga nu ñu waroon di jëlee étudiant université pour dugal ko ci gouvernement. ci li ma jàpp. muy étudiant bi gën a taq ci département bi mu nekk. gis nga loolu bu ñu ko defoon. syndicat yeeg xeex bi ñuy def ci vote yeeg yu demee noonu ci seen biir université yi. day jeex nga xam ne xam-xamay jiite. waaw parce que état bi buy ñëw soxlawut ki jiite amical bi. mais lim soxla mooy ki gën a taxaw ci département bi wala ñi gën a taxaw ci département bi. bu soxlaa par exemple ministre de la jeunesse wala mu soxla ministre boo xam ne par exemple foofu lay génne ci demee noonu. du soxla ki dàqoon a xeex université. mais ki muy soxla mooy ki dàqoon a jàng. parce que suñ gouvernement yi tamit li ñu lay jàngal foofu mooy pour nga dugg ci gouvernement pour nga doon politicien faaw nga mën a xaste faaw nga mën a saaga faaw nga mën a xeex. moo tax ministre buy saaga. ministre buy xaste bu mu la bett. parce que ki mën a jàng doon boroom xam-xam intellectuel ni ñu koy waxee c'est tout un problème pour mu dugg ci gouvernement wala bu duggee du yàgg. bu duggee ci gouvernement bi du yàgg lu ñu lay wax ak bëri xam-xam mais amul base politique. dégg nga ko ba taay. léeg-léeg nga seetlu ko sax ci ñi nga xam ne ñooy jiite fi mu ne donte doo sañ a tudd tur. waaw dañ lay wax ne diw. dafa am xam-xam mais amul base politique. et alors ñun population bi su ñoo nekkul ci base politique am xam nga lu ñu soxla. xam-xam bi parce que bi ñu koy yóbbu université waxuñ ko woon ngir nga jàngal ngir nga am base politique. dañ ko waxoon jàngal ngir nga mën a développer suñu réew. léegi genre yooyu nag. dañu bari ci réew mi tellement que dañ jàng mais réew mi utiliser wu leen ñii dañuy neutre ñii dem bitim réew liggéey. xam ne mooy indi li tubaab naan fuite des cerveaux. waaw kay borom xam-xam yi nga xam ne dañuy génn jéggaani dem tey boo xoolee boo demee ci domaine yu bari boo amee sens di wax ak ñi nekk bitim réew. domaine yu bari yu am doole ci wàllu économie ci àdduna bi. boo fa demee da nga fay trouver ay sénégalais. seen réew soxla na leen. mais mayuñ leen bunt. parce que koo xam ne jàng rek la xam xamul xuloo xamul boo ko yóbbu woon ci débat xamul lu muy wax bu fekkee débat affaire politique la xamul lu muy wax. mais tey boo ñëwee ci par exemple ne ko dañ war a wax ci wàllu fiscalité. su junni journaliste toogoon di ko poser question du patiner parce que loolu daf ko xam na ko maîtriser ko te xool fiscalité ni mu amee njariñ mais pour wax la ne dañu ginnaawal xam-xam ci suñu réew tellement que xoolal loolu journaliste yi tamit am na lu ñu ci joué comme ni ci politicien amee lu ñu ci joué xoolal débat télévisé yi dañuy ne supposons mën naa ko citer ñu ne ancien inspecteur impôt et domaine wala ki jiite woon impôt et domaine ñu ne Amadou Ba dafa jiite woon impôt et domaine kooku nga xam ne xam-xam dafa màcc ci wàllu impôt ak impôt ni mu amee solo peut-être ci réew ak adduna bi taxi yeeg nu mu demee noonu mondialisation fi mu toll mais boo koy da ngay gis naa jamono yële tout récemment benn politicien invité ko mais lan lañ koy laaj nee nañ Sonko sa booy la nee nañ yaa ko financé lu tax Macky Sall investiru la lu tax ñuy investir Mimi Touré bàyyi la lu tax nangam mais yow mi koy seetaan da nga naan mais ñun bi ñuy fayal Amadou Ba mu jàng est-ce que lii moo taxoon ñu koy fayal moom du ci dara de mais journaliste bi moom moo koy poser question boo xoolee après du nekk en l'aise pour répondre mais tey soo ñëwoon dugg ak moom ci wàllu chiffre da ngay sentir ne kii ku ko jox réew mu développé ko et moom du moom kese même ci opposants yi noonu lay demee mais malheureusement journaliste bi doo comprendre ba xam moom moo amul xam-xam bi wala moom moo bëgg débat bi demee noonu wala xam na ni société bi ñoo soxla ñaari nit ñuy werante doo comprendre lan la moo tax débat yi souvent day dellu ginnaaw parce que man du ma comprendre nga jël benn waay boo xam ne xamoo lan mooy du ci daara du ci français du ci dara moom daal occupé na benn poste rek nga bëgg ko booleeg benn inspecteur et impôt et domaine nga bëgg ko booleeg benn juriste lu ñuy waxtaane kii bu bëggee wax xam-xam kii day wax xalaatam ñuy werante rek ba jub donc loolu moo yàq société bi moo tax jàpp naa ne dañu war a jiital xam-xam te mu ngi ñuy dal ci kanam gis nga adduna bi fi mu toll réew mu say ndaw jàngu dañ lay coloniser par force mënoo ci dara parce que ñàkk xam-xam wala ñàkk jëfandikoo suñuy borom xam-xam moo tax inondation sonal ñu ñàkk jëfandikoo suñuy borom xam-xam moo tax ñu dem entre Russie ak Ukraine di guerre ñun li ñu am ci suuf boo ko xamee li ñu am ci ndox mi te ndox mi dafa neex xoole seen fii nab bi soriwut même pas 7 mètres nga am ndox ñuy dem di yolwaan pour ñooñu bàyyi bele bi wala bàyyi dugub bi mu dugg suñu réew da nga naan ñi ñu diriger amuñu xam-xam parce que buñ doon ñu jàng ñu former leen bu baax a baax du ñu am problème mu yooyu noonu yëpp kon ñun dañuy mel comme Dubaï wala fu ko gën a kii moo tax suñ Tuubaa njàngaleem mi dañ ko war a dugal ci biir njàng mi pour ñu góorgóorlu bu baax a baax bu passé nag complexe bi ñenn ñi am jàkkaarloog tubaab yeeg yu demee noonu yooyu dafa bari mais daal jàpp naa ne war nañoo góorgóorluwaat ci bu baax
ci favoriser xam-xam kane ab saagakat wala ab werantekat parce que man je ne suis contre benn sénégalais mais man mënuma comprendre koo xam ne xamoo lii la jàngi nii daara nii école ñu jox ko poste de responsabilité boo xam ne day def ay mbir yoo xam ne doo ko comprendre mais dañ koy maintenir foofu wala bu ñu ko jëlee dañ koy jox poste bu ëpp doole te junni nit ñu ngi ci réew mi ñoo xam ne koo ci joxoon poste bi sans salaire sax mu développé ko ndeysaan après doo comprendre daal moo tax war nañu defaraat ni ñuy doxale sinon bu ñu ko deful kuñ mën a am duñ développé vraiment sëñ Moustapha man dama naan daanaka pétrole ak gaz bi ñuy wax yëpp sax man dama ne daanaka jarul ñu koy tudd ndax boo xoolee am nañ gerte am nañ ndox am nañ suuf si yaatu ak forêt daanaka suñ borom moom deseelatuñu dara ba pare tegal ñu ci pétrole ak gaz ak ay or ak yooyu yëpp daanaka suñ borom xam naa su ma ko ñemewoon wax dama naan suñ borom lenn la ñu deseel mooy leadership waaw moom c'est-à-dire koo xam ne mën na diriger réew parce que man dama gëm ne ñi ñu fi amagum ñëpp pour dire vrai ni ñu soxlaa ku ko diriger réew mënewuñ ko noonu parce que mënuloo comprendre réew yi amul recherche développé yow mi ko am développé woo loolu mënuloo comprendre te loolu réew yooyu yaa leen ëpp lépp xoolal Chine fi mu toll wala Japon ñu ay jamono ñu am na ci ñoo xam ne nee nañ ñoo toll woon ñoo leen ëpp ay ndaw bien vrai que ñooñu ëpp population mais ñun ndaw yi ñu am suuf si ñu am ndox mi ñu am comme ni nga ko waxee balaa recherche yi di ñëw mais nan nga mën a comprendre baykat bi dafay bay ba pare gerte ñu ne ko kilo 225 nga koy jaayee wala 210 francs et pourtant bu ñu demee ba mu jaayee ko ba pare daa am ñu koy jël yóbbu ko bitim réew transformé ko bu ñëw di ko jaayawaat presque litre xaw ma presque diw gi bitel mag bi dem bay bëgg a egg 30 000 loolu mënuloo ko comprendre te nga am nee nga ay ingénieur yu mën a defar peut-être wala industrie wala détail yu demee noonu pour après lépp ñu di ko transformer fii nii da ngay dem ba ci kanam nga ni ñu ñuy diriger est-ce que bëgg nañ réew mi xam naa vraiment yéeme na daal. jërëjëf sëñ Moustapha am na solo ñu yokk di la gërëmaat. ci xam-xam bi waaye ci jot gi nga xam ne xëy na amoo ko lool waaye nga may ñu tuuti ci sa temps ba ñu mënoon la laaj ci ay questions yoo xam ne moo bokk na ci li gën a yëngal réew mi fi mu ne. ñu ngi la ciy sant di la gërëm bu baax te di la fàttali di leen fàttali ne moom mu ngi doon yëngu ci wàllu mbirum asraar. ñëwoon fi tey ci jullik ajjuma gi ñu koy gërëmaatit ci daara yi nga xam ne jot na ko fee taxawal ak yooyu. waaye ñu leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon topp ci seen Diine 4 TV. ñu dee leen di joxaat dig daje ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf.